doo jàmm am jàmm si barke Seydina Muhammad fas yéene tàmbale waxtaan bi si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk naan leen mon Sénégal est merveilleux le Sénégal est formidable mon Sénégal est un pays boo xam ne ni que comme je vous dirais, en fait, Feni, c'est la population qui apprenne même aux gens à mentir. Feni ni, population bi, moom moo koy jàngal nit ñi. Population bi si boppam mooy pousse nit ñi fen. Parce que population fen kat leen yor, population naafiq, population bu mën a dul waay. Oh, onze billahi jàmm. yàlla na nu yàlla wàññil lu ma ne sax mu dindi parce que xam naa ni que dindi ba mu set dina xaw a doy waar mais yàlla na nu yàlla jàppale xam nga wàññil nu quoi wàññil nu këtaat koppati ba mu des tuuti sax mu tane nu mën a defanteeg yooyu gars yi temps yi ñoo ngi tëb di yuuxu nee neen du ñuy ut échappatoire pour seen kii bi seen petit marabouillon bi quoi le petit booy bas la gars yi di utal échappatoire quoi gars yi nee ne noonu man balaa maa dee nag temps yi nii sonn naa lool gars yi nee ne ma la ñuy yónnee extrait wu fu Pape Alé Niang waxee ni que gisul turu sëñ bi non jot naa vidéo boobu noonu 145 000 fois quoi gars yi léegi waaw Baye Fall ana say preuve waaw da sama gars yi naan leen suyu sedd yi seddal leen xool yi te ngeen toog yéen sëñ bi moom xanaa amul gémmiñ en tant que porte-parole waxkatu tout un tarix waxkatu tarix bi yëpp koo xam ne que sëñ bi sax moom su heure wax jotee du wax moom mooy wax léegi moom fan la gémmiñ ñoom jaar xanaa amul gémmiñ léegi yéen a koy tontul yéen a koy fenal yéen a koy utal lay Pape Alé moom lu muy wax loolu la concerné Pape Alé moom moo wax moo andi preuve Pape Alé on connaît tout c'est que le Sénégal est un pays boo xam ne ni que soo fa nekkee sa bëgg a wax dëgg day doy waar gars yi ñoo lay pousse si fen Pape Alé saa bi dafa am ku mu jàppanteel daa jàppanteel lu naan nguur léegi nguur googu noonu mu jàppanteel xam na ni que il est vulnérable day ut fu muy làqatu instant gi nii saa waay nu ma ko waxee protection lay wut léegi nag il se dit malin il se dit intelligent ni que su amee sympathie wu taalibe yi wala su amee sympathie wu talibandi yooyu noonu que moom il sera en sécurité mais c'est là maintenant son degré de connerie tombe parce que si talibandi yooyu noonu mu dem làqatu ji encore une fois ce sont les auxiliaires les bras droits du ñee nga jàppanteel ñooñu heure tayle la bis bu jotee du lay tayle yow le petit con qui parle là xawma le Pape Alé là yow lay wax tu te crois en sécurité tu crois que yow en partant faire ta connerie comme ça là yow tu t'es xam nga tu t'es sauvé que léegi yow di nga mën a toog expliquer lu la neex pour gars yi toog si ginnaaw ne la waay parce que rek ànd nga ak seen fenkat yi mais non heure njukkale la su jotee heure wàccee la gaal bi su jotee ça va être les mêmes ñoo lay wàccee gaal bi njukkale la xoolal tayle bu simple te gaaw dem toog fooy coow li des fi nag coow li des fi même talibandi yi nii ngay dégg di jëm di wax ñoo lay jaay yow le petit Pape Alé là qui parle qui cherche quelque part à te cacher yow lay waxal ñëw toog yéen kook lu mu wax sa si vidéo bi toog kii tourné tu sens quelqu'un qui est entre des choses qui veut gisuma Pape Alé borom preuve borom journaliste waxkat ku mel ni moom su amoon preuve yi muy wax fu mu ko waxee foofu la koy génneewee foofu la leen naan nii papier yi naan leen gis ngeen comme ni mu waxee ak làmmiñam bu rëy bi nii la koy defee naan leen gis ngeen papier bi kii après naa ko moom si day sóob léegi yéen le petit basson le marabouillon bassouro le boucheron c'est pas bousourou ba le petit là le Abdou Khadre là le bassouro là kooku xanaa amul gémmiñ en tant que porte-parole moom mënul waxal boppam quoi moom mooy waxal communauté bi noonu lii du tudd ko si lenn moom mënul wax na porter plainte quoi
moom il attend quoi mais les Sénégalais ce sont les petits comme nos côtés les petits talibandis là les petits cons là la connerie de la basse espèce là ñoom léegi ñoom ñoo transformé rek ay porte-parole léegi yéen ay porte-parole lu bas yi quoi yéen ñaata la leen di fay bas sax moom au moins il est renuméré pour ay fenam ak i waxam mais yéen combien on vous renumère pour que vous nous emmerdez man nee naa leen vidéo bi jot fallait que ma wax si tey parce que dama ko jot 145 000 fois ànd ak ñoom ñoo ko légende boole si seeni légende ah non Baye Fall waa léegi wax si ana turu sëñ bi bàyyi xoolal hey fii bu nu kenn puub quoi nee naa leen ba sonn tant que seen yooyu ngeen bëgg a conneries yooyu noonu di expliquer ñuy wax yu leer naan ñi ngeen naanu ay waxu preuve te ñun ñuy laajte ay preuve boobu ba léegi mënoo leen noo preuve donc da ngeen di tëj seen gat parce que su dee preuve yi toll na leen foofu commencé leen preuve nu brevétiser affaire yi dès le départ commencé preuve yi si njëlbeen quoi vous voulez des preuves mais am na yoo xam ne amoo leen si preuve ngeen gëm ko ñu ñëw di wax di lijjanti rek ngeen waaw booy ana preuve yi ana wala nu preuve ni que diw julli na si géej wala nu preuve ni que tëj nañ tamit diw si ay fuur wala nu preuve ni que tëj nañ diw a gaynde ngeen wax ma na la léegi coow jibul léegi na gars yi ñëw julli si fleuve Sénégal jarul géej bi nu julli fleuve Gambie wala nu tëj leen ñokkala ko baa wala nu uddi jënti gaynde xool fuur yi nag moom du jeex Sénégal boppoo koñ boulangerie la yéen ngay topp si wax yi di tëb di daal boobu ba léegi su leen neexee ngeen toog ñëw andi nu seen waxu no sense su ngeen demee fële ngeen bëgg gëm-gëm ngeen okkaleeg ni ñëpp gëm-gëm quoi non ñun daal ni gëm rek di gëm non mais come on yéen sama gars yi waxoo leen fi dara Bass Abdou Khadre est un porte-parole waxkat la wax lañ koy fayee wax la fa toogee wax rek lay woo tey tuumaal nañ ko si dara war naa mën a ñëw ubbi balaa maa jaar sax si yéen ubbi bii wax bii mu ubbi ko wax ah yow soo waxalee ñëpp waxal ba tey nga concerné yow kaay nga wax yéen ngeen wóol ba tur waaw non boy kii nii nangam waaye du tous Bass Abdou Khadre du tous pervers muni de ingri personne la ab simple pervers bu bëgg àdduna la du tous ku mu naqari nga mbëkk mur yi Baye Fall déggoo ma ne sët yi nii toog fii nii di sóob di naan ñooy seen maam leen maam def na lii maam def na lee ñoo ngi leen fay xaar leen loolu ñuy ndamoo naan seen maam def na lii ñoo ngi leen si xaar su dee dëgg la si ñoom ñooy sët yi bismillah werantexu waan tekki tubay mais yéen les petits banditismes là c'est pas les petits talibandis là vous allez nous foutre la paix par nii wala par nee wala par nu lijjanti ko Baye Fall yéen moom ngeen naan leen lu sedd wax naa leen ko 104 dimanche lijjanti leen yu sedd yi di toog di naan di seddal seen xol on va s'occuper de cela Baye Fall Bass Abdou Khadre luñ ko waxal mooma te xolal nee naa leen ba sonn yàgg naa leen wax ne leen yii ñoo kalaate xam nga ba may live bi passé ne woon naa la yéen seddoo Dakar bi rek ngeen feeñalegum moom ngeen gis xam nga waxoon naa la yéen bii moo kalaate xaa leen village yaa ngi ñëw village yi sax jaay neen leen te yëgunu lul xew di ngeen gis ku toog si village nu ñëw débarrasser village lëmb dina ba ma leen koy wax gis ngeen nekkate yoo tool yaa ngi dem tamit waaye vous n'avez rien compris day leen toog di saaga su demee nag xam nga fa la ñuy mujj nag sunu yaay ak sunu baay ak sunu doom yi tamit nu fekk leen fu nu toog yëkkati leen naa leen jar ngeen bu yàgg jaay neen leen ngeen nekk fii di expliquer ne nu ne leen jaay neen leen bu yàgg dem leen parce que gaa yaa ngi nelaw di lijjanti ay sasu màggal toog di lijjanti ay affaire pendant que gaa yi di séddoo dëkk bi sa koolaa ku nu ñëw di wax ay waxu toolu kii ni nangam loolu yàgg na fi du lu bees yàgg naa fee kaas na la ñun suñuy maam da noo nangu seen i tool ne nguur a soxla pour jël ko defara ko ñëpp mën see bokk yem mais léegi si bii ñun ba ñuy jël suñuy toolu maam di ko réquisitionné am na si ñoo xam ne seen i toolu maam kenn jëlu ko du leen bàyyi ñuy doxal ba pare nu deetu waaye ñëw tey ba toolu foo xam ne nu wala ñu jël du ñëpp bokk wala say defarandoo ñëpp yem ñu jël ñooñu nga xam ne que seen i toolu maam de kenn musu koo laal ba pare jël suñuy toolu maam di leen ko jox loolu yàgg na gars yi naam yow da ngaa dof waxu dof rek ngay wax mandeti nga bàyyil yàmbaage ay kii nangam parce que lu tax du ñuy frustré su ngeen frustré we amoo la lu ngeen tontu amoo la lu ngeen wax fan ngeen jëm tam nit ki góor jigéen saaga nit ki yóbbu nit ki yow marxiyaam wala yóbbu yi kii yéen daal automatiquement ngeen toog place yàlla commencé def seeni jugement une fois que ngeen frustré vous vous transformez en demi-dieu toog si ay chaise yoo xam ne seen taat yi su ngeen ko fa tegoon mu boy
mais foofu ngeen di dem toog di lijjanti ay affaire di wax fàtte yéen seen i propre donkal mooy yu xeeñ yooyu ngeen bàyyi si bii seen buntu kër ngeen romb ko fi nokk dem di lijjanti yeneen ne kenn du ko fi waxee quoi mais yéen mais vous êtes magnifique nee naa leen vous êtes Bass Abdou Khadre du tous c'est un simple pervers un branleur à l'eau de javel un simple branleur au bourrasse déggoo moo la aigri de richesse et à la recherche d'un avenir facile du tous du abajada du alif la mim deel saa waay du dara ku mu naqari nag déggoo moo la matal sa bakken c'est un simple porte-parole qui profite au nom de la religion qui profite au nom de cette tarixa wala qui fait sa belle vie bu leen nu moom lu mbëtt bëgg nag loolu la bar bëgg voilà ñit ñuy toog ñoom ñoo waloon am xolu mu yërmande xolu muñ xolu abstinence jàngal nit ñi nu ñuy téyee seeni loxo nu ñuy xam nga doylu wee nu ñuy reggee mais ñoom ñoo gën a foqale ñëpp du ñu doylu du ñu regg toujours fu sàcc nekk ñoo ngi fa suñu waxee ni ñëw expliquer ay affaire naan waaye joxete yaa sëñ bi waaw kii ni adiyati sëñ bi waaw kii maam waaw say maam waaw kii di nangam bon ok grawul man moom duma fi nekk di discuter ay affaire gars yi discuter nañ fi nee naa leen 3 mois julli na julliwul tëj nañ ko tëjuñu ko waaw taxaw naa gaynde taxaw gars yi saaga nañ si 3 mois andiwuñu lu bees wax ne lu leen neex wax nañ seen i affaire 3 mois déggoo moo la wax yow da ngaa alagu yónnee nen seen i alak boobu ba léegi 3 mois jotaguma dara ñoom ñooy cëppeel ba léegi ñoom ñooy dagale ba léegi wax gi leeragul nag 3 mois pédophilie yi xam nañ fu mu feeñee traficophobie yi xam nañ fu mu feeñee sàcckat yi xam nañ fu mu feeñee 3 mois nag laa lay tegal nii léegi nangul naa leen nee naa leen garaawul comme que amoo leen réponse dem ngeen ba mënoo leen ko ay saaga ngeen ko ay alak ay malédiction ay affaire te boobu ba léegi yéen a gën a sonn ndox amul si dëkk bi nawet bi yegg si na gaa yaa ngi as di dem waxoon naa leen ko dès le départ toog leen di saaga ba ndox bi fekk leen fa di ngeen am lu ngeen di yéen lu ngeen boolee bëri du leen moom ñaari yoon moom leen seen biir dëkk ndox bu neex amoo leen ko ba pare ngeen bëgg jug li jët mais Sénégal yeewu leen yéen bàyyi est-ce que ça va yeewu leen bàyyi dëxi nii sax tooyatunu mbaxal yi nii na tunu tooyatunu gars yi nii wax ngeen di tëb di lijjanti ay escroc au xaftaan la ak ay petit moustache kii maa ko dàqale sa moustache et des petits escrocs comme ça ñëw fii di nu naan ay yéen bàyyi Bass Abdou Khadre moustache am boobu laso kese la koy doye laso nan di tey nag laay waxal nan tey xam na luy laso rek la koy doye laso bu mu sonal nit ñi saa waay du waay mais ñuy wax gars yi tëb fu nekk waa kii nangam moom en tant que waxkat na ñëw wax quoi moom maanaam ni ko may waxkatu ligne bi wax na wax ba kii wax moo ko jox ay millions tey nag andi nañ ko si wax léegi moo ngi si place su wax bi moo ngi fi waxukaay waxkatee fi nekk fii gars yi dañuy wax ba dugg boîte vocale billaahi su dof loo gars yi wax sa ba wax non na ñëw wax na wax si leeral si boppam warante xuuxaante ki tubay quoi mais nekk fii nii bàyyi fii xam nga petit larbin yi kon yi nii ñoom ñoo fi nekk di expliquer te ñoom seen bopp lu leer mënuñu koo wax lu leer ñoom si bopp nee naa leen ba sonn maak ñoom a yem ñoom nag fa laa différence ak ñoom man accepté naa ni que xaw ma maa ngi laajte di teg ay wax di ko yëkkati di wax gars yi ñuy partager mais ñoom nag nanguwunu ni que xamuñu ba pare bëgg see boole wax gu bëri bëgg see boole menacé te bëgguñu kenn xam bëgguñu gars yi yëg bàyyi di ngeen sonn de nee naa leen man rek billaay wallaay naan leen bu sedd di ngeen sonn man xaw ma ñëwuma di leen jaay ab Bilal du ma cheikh du ma shérif xolal du ma mais daal xolal dinañ ko laajte dinañ ko waxtaanee ñu xam wax ñu xamul jàng ñu mën a partager dinañ ko wax du bàyyi on a fait mooy loolu di ngeen ko dégg de ngeen ko dégg Bass Abdou Khadre Bass Abdou Khadre suñuy 9 hectares leen waxul ma laak 9 hectares 200 hectares wu Youssou Ndour pareegunu 200 hectares ñoo ngi wax yéen xaar leen bàyyi le gâteau gaa yee ne gaa yaa ngi ne di def non toolu jàmbur yi non di kii non loolu du lu bees ah
tout dernièrement avant bii nii di ànd kenn ko leen woon du benn préfet bu taxawoon yore cigarette am di tux ànd ak ay gars yi nam pour lan village boobu noonu tamit lan leen fa xew ngeen toog rek gars yi par man moo tax gars yi di wax naa leen 5 kii ma 9 hectares kii mën na leen yéen gars yi seetaan leen bu Dakar feeñ nee naa leen yéen a ngi wax mais waa village bi si yóbboo na ngeen commencé jug dem lijjanti seen i këyit agglomération ak seen i papier xool ku nekk fu nga dëkk gox boo nekk wal ngaa jéem a dem leerlu dem leen ngeen joti maire yi xool papier yi xool na gars yi gëstu xool lan moo dese si suuf si ak yu jot a dem ak yu demul parce que gars yi toog nii di nelaw ni maire yi nu fa teg c'est maire intérim yàgg naa leen nañ dem récupérer suñuy député ak suñuy maire yi suñ ko récupérer wu mooy lool ce sont des places stratégiques loolooy dëkk foofu la affaire yi di commencer mais xam nga nee naa la nit ñi da ngay wax ak ñoom instant yi duñu gis ce qu'il y a de droit de faire seen bëgg-bëgg la ñuy gis moo tax du nga koy jiital mais duñu xalaat ce qu'il faut faire normalement quoi man na leen bàyyi mënaguñoo jot si kaw nañ jot yu nekk si suuf mairie yeeg xam nga suñu député yi chasse aux députés koc ay maire si mbedd bi nokku leen ba nu saf-sap ak ay député duma leen ba nu saf-sap ba nga xam ni que gars yi dinañu commencé dégloo ki dem wax lu leen waxloo teg fa tamit ñu leen tegloo ñu bàyyee xel ñooñu ñooy jaay suuf si ñooy nekk à des complices ma xool leen doomaraamu Aliou Sall bàyyi Aliou Sall ba ñu ko fi tongalee bàyyi na caisse nationale fu xaalis bi di jàll mu jaral ko bàyyi lépp la nga amu si mairie gars yi wax mairie bi mu teg si bakken ngeen xam ni que mairie y a quelque chose bàyyi faal fu xaalis du romb nga bàyyi ko dem jàpp ji ko si ay mairie y a quelque chose yeewu leen gars yi nekk fi waa yow waxu dof ngay wax yow moom da ngaa mandeeti waa yamba bee kii ni nangam kii loo wax rek sunu xam rek yamba la mandeeti nga ay kii balaa noo comprendre nu jar suñu jaree ba pare si nag la affaire bi def benn buzz ku nekk bëgg see wax waaw gars yi si la ñuy soog a comprendre bàyyi billaay fekk ngeen nit ñi wax ko fi ay mini topp si di wax di yuuxu di kii nu saaga leen wax bu nekk moo ngi nii ne ba ngay dee naa leen 9 hectares yi sax le clerc la ñuy wax nañ joytu suñu région yi ay Louga Casamance Kaolack Tamba xam nga Cap Skirring nañ ko lijjanti nañ lijjanti yooyu nañ xool ñal na des si suuf si quoi nañ ko xool agglomération yi nañ xool bàyyi jam ñaajo jeex na jam ñaajo gars yi doomaraam yi maye nañ ko APR moom jam ñaajo waa APR ñoo moom jam ñaajo mayente nañ jam ñaajo képp ku ne Macky Macky jam ñaajo lay dagg jox la ku ne Macky jam ñaajo mu dagg jox la jam ñaajo nañ ko génnee donc nañ dem jas sax nañ ko wax nañ ko génnee léegi nañ dem entrée Thiès quoi nañ dem entrée Thiès na gars yi commencé bàyyee xel suuf si nu xool parce que léegi Sénégal suuf si ñun suñu bopp xamuñu la moo la si suuf y a des richesses affaires yaa ngi doomaraam yaa ngi koy curoo di ko may ñoom seen affaire yëpp suuf la suuf nañ toogaat encore di lijjanti leneen bay leen a dem lijjanti lool gaa yi toog di wax di naan kii benn nu ngi koy waxti benn rigolo laa koy tuddee nee na apologie de la violence ça ne règle rien ma ne ko waxoo fi dëgg de billahi waxoo dëgg baay mbaam dina wéq doomam samay taxul mu bañ ko déggoo lu ma lay wax de la violence ak ay règle nag loolu ay waxu dof la ñooñu ku leen ko wax yëpp mooy c'est les paroles des endoctrineurs ça a été les paroles du colon ba muy ñëw di wàcc Afrique bëgg a dugal ay affaire suñu bopp jaarale ko sur une croyance une religion pour pouvoir nous tenir en esclavage pour pouvoir faire lu naan son esclavage moo tax mais lu tax ba Macky Sall ne toog leen confinement ngeen bañ mu duma leen gars yi dégg yow yaay wax ba léegi de yaa naan ay apologie de la violence xaw ma lan di créer kii daa fekk dumaagunu la bàyyi ba Macky Sall ba mu yeewoon na leen toog leen si kër yi confinement toog leen kii ni nangam daf ko wax si njekk ak teraanga no lan la gars yi def du da ngeen génn si biti di tëb di daal di jaay ko mais ba nu dumaatee est-ce que wax nañ gars yi dem génn leen wala tëddi leen gars yee xamal seen bopp heure bi amul kenn ku nu régleel boppam heure gars yëpp amoon seen horloge ak seen montre réglé au même diapason daw ay marathon nga doon gis ay marathon 6h30 balaa 7h gars yi di daw marathon ça éduque yéen a toog foofu di wax yéen a toog ñun leen jàpp nag ay mbaam démonstration bi si ñun leen koy def te duñ ko def si ñoom ça éduque ku la wax loolu ku la bàyyi c'est des conneries souvent quand on est au bout la manière forte comme nu ñu ko waxati et de droit déggoo lu ma lay wax de la manière forte parce que gars yi waxtaanee nag ñoom 60 ans
60 ans waxtaanee nag ñoom fu ne doomaraam bu nekk jaal na fi waxtaanee nañ ko nu ne nu créé nañu façon ONG bu ne dugal nu si ay nguuta gu ne dolli suñuy det ba ay waay Macky Sall c'est même pas 2 mandats plus de 8000 milliards de dettes hein boobu ba léegi ñoo ngi négocier gars yi di wax non on essaie l'autre méthode déggoolu moo de l'autre méthode wulli la ndulli national billaay tendre par 4 jarul deret génn cote si angle bi te wala tendre ba mu taxaw génnee si ndomb pétaaw yi caxat seen taat yi ba mu tàng jël dugalaat si oto yi ne leen dox leen billaay benn régime ñaari régime les futurs gars yi koo si joxati caabi bureau il va réfléchir à 2 fois balaa de le plan parce que naan gars yi nii mooy loolu amatul ay poste neexal ay sama ndey ko liggéey ay con yoo xam ne niveau CM2 xolama ay Farba Ngom ces cons là ay cons yoo xam ne mënunoo bind ay dof yoo xam ne xamuñu dara toog yor ay ñaari poste nekk ay député maire nga gis ay kii di doxantu si ministère yi ñii nekk si kii boobaa koo si joxati place wala koo si tàllate kii danaa la sama gars yi si ginnaaw su ma fa demee di nelaw parkaat yi mooy lool ils vont réfléchir ku si amul diplôme ku si wóoluwul doo toog si place mais le laisser aller là le kumba am de le pistonné koo xam bras long bras de suñu pistonné la nga ñëw toog looloo ni kii nii borom diplôme yaa ngi Sandaga di jaay ay rangu rek ji morceau 100 morceau 200 doomaraam yi nga xam ne ni que ne musunoo toog ba CM2 leen yem ñoom ñoo nekk si place yi di dawal 4x4 yu mag yi yore ay millions yoo xam ne sa nu ngi koy gérer koo yooyu nag leen jël dem ni wala def politique ak ay nit ñoo xam ne Sorbonne leen génnee ñiy génn ay MIT ñiy génn ay Cambridge ñiy génn ay Harvard ñu ay koo yooyu ñoo war a dem jàkkonteeg ñoom def ak bàyyi avec ça ngeen ne on va construire le pays dëkk bi dina dem ay koo ñoo tag naa ma ay apologie de la ñii du leen di noddanti déggoolu moo leen de noddanti liggéey par force noddanti ba nu ne cocc ni coro rek ngeen naan ma ay waxu kii toog leen fii di seral gars yi ñëw toog suñu bopp yi di fa ndékki gars yi toog suñu bopp yi di fa salsa bopp ba léegi yéen ngeen toog suñu waxee nu nokk nu suñu waxee ñun nu tëj nu kaso suñu waxee ñun amuñu lii mais ñoom aca boo léegi l'apologie de la violence ñunu waroon protéger sax ñoo nuy nokk muy suñuy propre policier suñuy propre gendarme yu ñuy fay yoo xam ne que suñuy xaalis suñuy njël di leen fay pour nu protéger nu ñoo wëlbati ko di nu nokk yow nga ñëw ngeen toog leen foofu di nelaw dee leen nelaw rek restez là-bas dormir sur vos conneries vos no sense que vous parlez là kii moo tax du ngeen teel a jug du ngeen teel a jug bàyyi réveil bi kay moom dem xeex nen dem xeex yi maa ko wax te je le dis et je le redis seule solution à ce problème est le combat contre qui nag contre ce régime de voleurs, ce régime de menteurs, ces enfants de la France, ces petits moussaillons qui sont venus pour nous faire le bordel, ces blancs noirs là, ces tubaab yu ñuul yi nii, c'est ça ce problème. C'est avec ñoom ak seen France ak seen lépp génn jàkkaarloog ñoom nous def un peuple uni, un peuple soudé, pas de religion, pas de kii, amul tarixa amul dara ñu ñëpp ñu taxaw pour dëkk bi mën a jaar yoon nu teg ko si yoon amul kumba am ndey amul kumba ñàkk ndey amul parparloo léegi nag ku mën a doxal si ñun lu nu bëgg nu ànd ak yow nga doxal ku si wàcc nu parkaat la ba nga ñor ni ñot ñi ñor a raj déggoo lu ma la wax y a pas de négociation amul ay dugg na fii ay kay ay